ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci baraxlu atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës pom bu Marsassoum dinañ ko mën a daloo ci njëlbéen weeru novembre buñ sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum defar ak lépp loo xam ne moo di jumtuwaay ci réewum Sénégal Mansour Faye amaloon ab tànki ne mekku sa diwaanu Sédhiou la xamale lu ni mel dañ ci ànd ak Seydou Diot Ousmane Demba ci njëlbéenu xibaar yi dinañu ànd ak ki nga xam ne moo di Abouti di sawit ci lu jëm ci xëyum ndaw ñi ak ONFP yi nga xamante ni bi daal nañuy tàggat ay téeméer ndaw yoo xam ne jot nañu ñoom it seen i lijaasal ci li nga xam ne moo jëm ci ay liggéey yu feccantikoo lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz di ab lël boo xam ne doon nañ leen joxe yooyu la lijaasa ànd seeg Abouti di saw dinañu ànd ak Omar Kane moom it mu del siwaat ci li nga xamante ni bi moo di ubbi teg magasin bi nga xam ne moo di bu Sibeco magasin Sibeco bi nga xamante ni bi moo nekk ci diwaanu Golf Sud ginnaaw bi nga xamante ni bi tojoon nañ ko nag ci njàppante yi nga xamante ni bi moo amoon ci Ndakaaru ci weeru mars bi nga xam ne moom la ñu génn daal nañ koy ubbiwaat ci teewaayu ki nga xamante ni bi moo di kilifa yu mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës ci biir jotaay nees kiis ñu def ci faram fàcce. pont Marsassoum dinañ ko mën a daloo ci weeru novembre bi ñu dëkk mel kàddu yaa ngi tukkee ci jël njër wàllum defar ak lépp lu jumtuwaay ci réewum Sénégal Amadou Mansour Faye am loolu ay tànki ne mekku sa diwaanu Sédhiou fa la yëkkatee lu ni mel ak li nga xamante ni bi it moo di liggéey muy xamal ne dinañ ko ndar kàpp sa diwaanu Budjee ñu dem ba Sédhiou fekk fa Ousmane Demba. pont wu Marsassoum dina pare fii ak novembre bu ñu demal Cheikh Fall mi jiite projet bi moo ko leeral ca kanam jawriñ bu ñu dénk transport ak infrastructure yi. travaux yi liggéey yi daanaka yegg na à peu près 67% taux d'exécution li ñu si defaragum actuellement assemblage yi ngeen gis ni daanaka dina pare comme ni ñu leen ko waxee woon sànq au mois de novembre 2021 incha allah. ñëwaat na tamit ci nataalu pont bi ak liggéey bu ñu waroon def. pont bi boo leen ko xoolee mi ngi mesurer à peu près 500 mètres linéaires pont bi dinañ fa def ay caniveaux yi nga xamante ni dina mën a régler problème assainissement yi dëkk yi di am en même temps aussi def nañ ko au niveau de Djéba dina am tamit au niveau de Marsassoum éclairage public aussi dina fi amaale aussi bien au niveau du pont dina fa am éclairage public ak traversé Djéba ak traversé Marsassoum. ñu fàttali ni lu ëpp ñaar fukk milliards ci sunu koppar lañ war a def ci liggéey pont mi nga xam ne ci atum 2019 lañ ko tàmbali balaa liggéey bi pare askan yi yow ca diwaanu Diassine yàkkamti lañ def ci kàddu Séni Mandiang nekk jaraaf commune bu Marsassoum yëkkati nañ yeneen doléance. beaucoup di budget wax nañ ko beneen partie lañ def monsieur le ministre ak le ministre Abdoulaye Diop jaar nañ foofu gis nañ effectivement zone bu am potentiel la donc waroon nañu boucler boucle bi. bi muy indi ay tontu jawriñ bi dalal na seen xel. boucle du budget loolu études yi def nañ ko financement bi la ñu doon xaar mais ñun daañu ci gën a góorgóorlu pour trouver financement bi defaraat tali bu baax ñuulal ko de telle sorte que ni maanaam dana mat sëkk loolu moom bu soobee suñu borom dañ ci taxaw. ñu fàttali ni Mansour Faye mi nga xam ne jënd lañ ko teeru yoonu bu ñu duppee boucle di Budjee la jaar dem Marsassoum ngir nemmeeku coono askan ñi ñaan nguur gi defar leen ko ni mu gën a gaawee. Ousmane Demba di ko jaajëfal ñu del si Ndakaaru ak lël bi nga xamante ni bi ONFP daan na koy amal ngeen jox ay lijaasa ay ndaw yoo xam ne tàggat na leen si ay métiers yu daal di feccantikoo diggante lu jëm si wàllum pétrole ak gaz ñoom nag ngir ñu mën a gën a amam xëy te wuy si woote bi nga xam ne njiitu réew mi woote na ko di tàggat ndaw ñi waaye tamit lu jëm si jox leen am xëy di ab lël boo xam ne fekke woon na ko Abouté di saw. Office national de formation professionnelle jëbal na ay lijaasa lim bu tàkku ci ay ndaw yu nu tàggat ci wàllum liggéey yu aju ci mbirum pétrole ak gaz kilifay kuréel gi di ci indi ay leeral. dañu fi ñëwoon doon jox ay lijaasa ndaw ñi nga xam ni Office national de formation professionnelle daf leen a tàggat ci métier yi nga xam ni ñoo jëm ci wàllum pétrole tàggat boobu nag. li tax mu nekk dañu am partenaire muy Banque africaine de développement ci biir projet bi ñuy wax PDCG ñu dénk Office national de formation professionnelle li nga xam ni moo jëm ci tàggat ndaw ñi ci wàllum pétrole ak gaz. ñi ñu commencé woon former daaw lañ doon jox seen ay lijaasa tey jii mu nekk lijaasa yoo xam ni dina leen permettre ñu mën a dugg si li nga xam ni mooy monde du travail maanaam am liggéey. ki nga xam ne moo jiite projet bi xamle na ni
taxaw nañu itam ngir financer ñenn ci ñi nu tàggat ngir ñu mën a demal seen bopp. tey fii ci UCAD 2 dañ doon jox ay xale li naan ay diplôme ay lijaasa plus précisément ay titres de qualification bu mën a firndeel ni def nañ formation ba pare bu mucc ayib formation boo xam ni ñi leen war a jël muy professionnels yi bokkoon nañ ci. dañ jàpp ni xale yi dañ leen war a tàggat pour que ñu am li naan emploi salarié maanaam ñu dem ci ay entreprise ñu jël leen loolu ñoo ngi ci moo tax tey professionnels yi teew wante nag dañ jàpp ni aussi xale yu bare bu ñu leen tàggatee ba pare war nañ leen mën a tàggat ci mbirum entrepreneuriat ba ñoom ñu def seen liggéeyu bopp li naan auto emploi ci loolu nag projet bi nga xam ne maa ngi jiite muy PTCG am nañu ligne de crédit de 2 milliards financé par la Banque africaine de développement pour que xale yi ñu formé tey te jox leen diplôme yi ñu mën leen financer. xale yi nu tàggat ci fànn yu bari jàpp ni pare nañu ngir nu sóobu ci liggéey bi. soobuwaat nañu ci liggéey bi di Supéco bu Golf Sud ginnaaw weer woo xam ne tëj nañu ko li ko waraloon nag di caxat-caxate gi nga xam ne defoon nañ ko boobulee bërëb bu jaayukaay ak jàppante yi nga xam ne amoon na ci réewum Sénégal daanaka ñi nga xam te ne bi ñoo di ñaxtu ya daal di wutali woon boobu yee bërëb daal fay jël bépp bagage boo xam ne nekkoon na fa nag kilifa yi daal nañuy demat te ubbi ko ci ajuma ji mbégteem ñi nga xam te ne bi ñoo di askan wa ko dëkk waaye tamit ci teewaay ñi nga xam ne ñoo di kilifa ya Omar Kane. magasin Supéco bu Golf Sud ubbiwaat na ay buntam ginnaaw ay bés ngi nii ñu tëjoon ko ndax manifestation yi fi amoon mu nekk mbégte bu mag ci client yi faral di fi ñëw defee fii seeni course. c'est vrai nous fii lañ defee course chaque fois fii lañ doon defee suñu course yëpp fii donc depuis un certain temps. avec événement yi dégâts yi amoon fii tax na ba mënatuñu def suñu course tax na vraiment pour faire des courses obligé nga déplacer wu fii ba Dakar donc ce qui est très 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 compliqué pour la population surtout ak circulation bi li mu méttee voilà donc c'est très compliqué. Non, c'est à proximité. Les prix sont très compétitifs très compétitifs et ça je vous le cache pas prix yomb na li nga soxla boo ñëwee fii da nga koy am sans problème. directeur général groupe bi ci boppam moo ñëw teewee ubbiwaatuk magasin bile ñu ubbiwaat ko ci diir bu gàtt ngir saafara mbébétu client yi surtout que ay fan rek des ci ñu dugg ci koor gi. mais tey ñun bëgguñu xool li nga xamante ni que moo nekk sunu ginnaaw li nekk sunu kanam la ñuy xool lu tax ñu gaaw ko ubbi nii mooy que ni client yi. parfois sax dañu doon harceler pour ñu ubbi rapidement magasin bi ndaxte tey ñëpp xam nañ ni que ni Supéco mooy magasin bi gën a yomb ci Sénégal nit ñi fu nekk la ñuy jóge du Golf rek dañuy jóge Pikine dañuy jóge Kër Massar dañuy jóge maanaam fépp daal ci Dakar la ñuy jóge pour def seen course Supéco parce que dañ koy def ci environnement boo xamante ni sell na mais tamit njëg gi yomb na lool mënuñu ko trouver feneen. donc loolu moo tax daal def nañu lu nu mën ak lu nu mënul pour vraiment ubbi ko pour population bi. mbégte ci client yi mbégte itam ci ñeenti fukki ndawi réew mi yi fiy liggéey ak ñaari téeméeri entreprise sénégalaise yiy liggéey ak groupe Supéco. contentement bu rëy lañu am aujourd'hui ubbi Supéco à la banlieue et que les gens sachent que aussi Supéco sénégalais moo nekk à la tête. ay doomu réew mi ñoo fay liggéey di daan seen doole donc famille yi ñoo ciy gis seen bopp aussi donc ça revient au Sénégal je veux dire ay doomu réew yi ñoo fi nekk ñooy daan seen doole suñ directeur général bi tamit mi fi nekk tamit c'est un Sénégalais et ay Sénégalais ñooy daan seen doole ci enseigne bi ay Sénégalais donc ñoo fi nekk de la plus haute marche à la plus petite marche ay Sénégalais ñoo fi nekk. mu mel ni mbir yi dooraat na ci supermarché bi gën a sénégalais ak itam gën a yombi njëkk ci supermarché yi nekk ci réew mi.
Amar Kane di ko jaajëfal ñu daal di wax ci ab téere boo xam ne daal nañ koy fësal nag ci li nga xam ne moo di réewum Sénégal ginnaaw mbasum coronavirus naka la ñu mën a def ba xam ne ñoo moom suñu bopp di wàllum souveraineté loolee loo xamante ni bii ay universitaire ak ñi nga xamante ni ñoo dee gëstukat ñoo ci daal di sëgg bind ko ci njàppandalu Raza nekk na loo xamante ni bii doon nañ ko doon fësal tey ji sa Harmattan bu Sénégal ci fekk ki nga xam ne moo di docteur Cheikh Gueye moom mooy secrétaire permanent bu Raza ñu teew lay kàddoom ak ki nga xam ne moo di Omar Kane. li tax téere bi jóg mooy dañoo jàpp ci li nga xamee ni moom mooy initiative Raza muy rapport alternatif sur l'Afrique di rapport boo xamee ni dañ koo tëgg pour joxe beneen gis-gis ci ni nga xamee ni noonu la ñu war a gisee koom-koomu réew mi ni ñu war a gisee société réew mi waaye naka lañ ko war a natte ci loolu bi Covid bi jógee ñu jàpp ne jot na comme réew mi nekk na ci jafe-jafe ñu xool suñu ginnaaw xool xam ne jafe-jafe yooyu li ko indi du Covid bi rek ci ay politique ak ay pexe yu ñu teg la ci mbiru koom-koom yoo xamee ni amatuñu maanaam dañoo tëju amatuñu fenn fu ñu jaar donc loolu nag pour ñu génn ci il faut ñu tëggaat ay politique yu bees il faut ñu tëggaat ay pexe yu bees pexe yoo xamee ni day sukkandiku ci gëm suñu bopp sukkandiku ci mën-mënu suñu bopp sukkandiku aussi ci suñuy moomeelu bopp ngir mën a fexe tëggaat ay politique yoo xamee ni dina jëm ci mbiru koom dina jëm ci mbiru mbay mbiru artisanat mbiru napp dina jëm aussi ci mbiru informel ñu jël informel teg ko fi nga xamee ni fa lañ ko war a teg dindi déjà turu informel bi ndax turu informel xas la mooy économie bu dul dara donc loolu ñu remplacer ko par li ñuy wax économie immédiate mu doon loo xamee ni économie la boo xam ni day sukkandiku ci ñun li ñu moom ngir mën koo suqali mu doon aussi suñu njariñ waaye aussi mu am jeexital ci suñu ay dëkkuwaay suñu ay dëkk loolu ci boppam lañ jàpp ne ci la réew mi nag war a jëm te xool ay pexe yoo xamee ni dinañu dimbali ngir suñuy intérêt ñu mën koo ñoŋal te bàyyi nu ñu duggee ci koom-koomu àdduna bi nga xamee ni dugg boobu du yàgg-yàgg ba ñu nekk ca ay dëkk yu am solo toujours ay dëkk yu ndaw la ñuy considéré ay xale la ñu cay considéré loolu ñu ne nañu génn ci loolu te wuti nag loo xam ni dina dëppook ak suñu mën-mën suñu tolluwaay ak suñuy cosaan. ñu bind ko jagleel ko ñi nga xamee ni nii ñoom ñooy décider ak ñi bëgg a jël réew mi yëpp muy opposition di ñi nekk ci au pouvoir ak citoyen yëpp ku ci nekk di nga ci gis loo xam ni dina la amal njariñ ci sa taxawaay comme politicien dina la amal njariñ ci sa taxawaay comme dirigeant wala dina la amal njariñ aussi ci sa taxawaay comme citoyen. mbas moomee ñu waral ñuy bind ginnaaw bi si réewum Sénégal yi génnee waaye génn gu ci ndax tolluwaayu réew mbas mi wane na ne am nañ lu toll si juróom fukk ak juróom-ñaari way tawat yi yees yoo xam ne yóbbu na lim ñi nga xam ne ñooy faj jamono ji te mbas mi tëral leen si téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom faat na niki démb ñetti doomi aadama fukk ak juróom-ñett la lortal ñi nga xam ne ñoo si wér di jarak toll nañ ci juróom-ñaar fukk ñi nga xam ne ñooy ñàkku nag bi ñàkk yi duggee si réewum Sénégal léegi ginnaaw xëy bis bi toll nañ ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaari doomi aadama ñoo xam ne ñàkku nañu si ñàkk yi sa diwaanu Touba Mbacké doxin wu diib lay doxee ginnaaw bi nga xam te ni médecin Cheikh ba daan nay def ab xayma si li nga xam ne moo jëm si wàllum ñàkk yi foofee sa diwaanu Touba Mbacké téeméer boo jël mu ne fanweer rek si ñi nga xam ne ñoo war a njëkk ñàkk ñoo wuy si waa kër docteur Wara nag ñuy wéy di soññee te mbas ma mu ngi fa ba léegi góor ndaag loog Thierno Faye. campagnum ñàkk yi ñuy xeexe mbasum Covid-19 di wéy ci dëkk bu sell bi ginnaaw lu ëpp weer ñuy amal lu ni mel xayma bi desandi tax ñi ngànk paj meeg paju gi ci dëkk bu sell bi ne amaguñu la leen gënal la. ci jot a jot ñàkk nañ ci junni ak ñeenti téeméer ak téeméer bu manqué benn donc loolu lañ ñàkk kon nga xam ne ñu matal nga xam ne jël nañ seen ñaari doses yi te boobu ngeen war a xam ne boo jëlee il faut que da ngay toog ñetti ay bés nga jëlaat beneen bi muy ñaareel bi boobu mooy bu njëkk bi beneen bi ci des nga xam ne moo mujj ñëw ñu koy wax AstraZeneca
boobu dañu am ñu ko yeyoo mooy ñi nga xam ne ñi ngi am fukki at ak juróom-ñett jëm juróom fukki at ak juróom-ñeent loolu mooy cible bi kon ku amagul fukki at ak juróom-ñett moom bokk ci loolu it ñu xam ne jox nañu ci juróom-ñetti junni dose jël nañ ko ci Touba waaye ñiñ ci ñàkk matuñu sax ñaar téeméer xam nga loolu tamit kon manqué na. ci noonee moom njiital centre de santé Daaru Tanzil sàkku ci askan wi yeewoo ci dëkk bu sell bile ñu def ñàkk yi lee seeni mbir ngir xeex mbasum Covid-19. ñetti weer xam nga léegi mu mat da buñ ko deful amaana ñàkk yi dinañ ko delloo wa ilaa ñàkk yi dootul jëriñ kenn loolu nag la ñuy bañ moo taxoon ñu waxtaan ak suñu taskati xabaar yi nekk ci gox gi yëpp vraiment ñu jàpp ci dimbali ñu ba nga xam ne li ñu bëgg aar parce que li ñu bëgg li ñu ci intéressé rek mooy aar askan wi te aar bi du mesure barrière yi rek mesure barrière de ànd ak lii dafa ñëw taftal ci li fi nekkoon dafa ñëw taftal ci masque yi ñu doon wax raxasoog yooyu wàññi daje yi daf ci ñëw taftal ñàkk yi dafay yokk kaaraange bi mënta ñàkk. ci Touba junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn cas positif la ñu fi nemmeeku ci bi mbas mi doore ba tey jilee donte junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk jotaat nañu seen wér-gi-yaram ginnaaw ba ci téeméer ak fukk ak juróom ñàkkee seen bakkan. Gora Ndaklo ñi nga xam ne ñoo doon liggéey si SIAS ak AMA Sénégal di ay tonnikatu mbalit woon nag ba léegi ñu ngay toll topp si li nga xam ne moom la ñuy toppee nguur gi waa SIAS di laaj du toll si li nga xamante ne bi moo di $1 milliard ak li nga xam ne mooy toll si juróomi téeméer ak juróom benn fukki si ay millions waa AMA Sénégal di topp si lu toll si $3 milliards ak juróom benn téeméeri millions yoo xamante ne bi ba léegi ñu ngi say daw di topp waral nag ñu defoon ab doxu ñaxtu boo xam ne moom la ñu bëggee njiitu réew mi dégg seen joytu googee te daat koy saafara nu mu gën a gaawee ñu dellu soit ci doxu ñaxtu bi nga xam ne amal nañ ko niki démb ànd seeg Aïssatou Kane. kuréel bi boole ex-travailleurs SIAS ak AMA Sénégal ngi ñaan gouvernement bi mu delloo leen lu ñu moom moo di seeni alal bu mu téyee depuis ay at. waaw tey collectif des syndicats du nettoiement bi nga xam ne moo nekk SIAS ak AMA Sénégal ñoo organisé doxu ñaxtu bi pour interpeller président Macky Sall si situation wu liggéeykat yi parce que ba ñu liquider société yooyu mais ba fi may wax ak yéen ça fait plus de 2 ans situation bi kenn réglé wu ko te liggéeykat yooyu pour service rendu à la nation sénégalaise ils ont fait des choses extraordinaires parce que li may faral di wax tout le temps ne liggéey ci mbalit kàttan la ak xel bu dal loo am kàttan bu sax xel dal la si liggéey du mën a barkeel tey c'est des milliers de pères de famille genn waa léegi plus de 200 pères de famille tey génn nañ àdduna ñooñu yàlla na leen yàlla yërëm ñii seeni kër tas na ñii seeni jabar fay nañu ñii seeni doom jàngetuñu école ñii ils sont devenus des mendiants ay yelwaankat lañu ñenn ñi ils dorment à la belle étoile dàq nañ leen fa ñu nekkoon donc cette tragédie n'a que trop duré. collectif boobee di ñaax gouvernement bi mu delloo leen seeni ak yelleef ab alal bu mot $1 milliard 560 millions ñu wax ko jox waa SIAS ak $3 milliards 600 millions yu ñu war a jox ex-travailleurs AMA Sénégal. tey ñu ngi ñu amel parce que plus de 4 milliards di interpeller président Macky Sall ne ko ñun ay sénégalais lañu jëluñu barsax mais ñu dañoo liggéey wane ni dëkk ci dëkk bi dafa dëkk bi moo ko gën te nag bu fekkee da ngay liggéey ci mbali waruñu la ñàkkal respecté waruñu la ñàkk considéré mais pour ñun dafa mel ni état bi voté ay loi mooy transgresser les lois état bi nga xam ne ni moo war a sàmm ak yelleef ay liggéeykat état boobu tey mooy salfaañe ak yelleef liggéeykat en tout cas di wax président de la république liggéeykat yi ngeen gis ñu nekkoon AMA nekkoon SIAS tey waa UCG ñëw jàppale ñu wane na ni xeex bi benn combat la. ginnaaw ay at yuñ toog di xaar ak di waxtaan collectif boobee ngi waajal yeneen xeex bu président de la république jugul ci problème bi. te ñëpp déglu seetlu nañu bi président de la république élection yi passé bi muy taxawee Guédiawaye dafa ne suñ ko falee dina régler définitivement la situation des ex-travailleurs de AMA ak waa SIAS. lii nag benn lancement la pour wax état bi ne ko ñun lépp lu ñuy def pacifiquement lañ koy defee pour que wax ni dëkk bi nous sommes dans un état de droit te liggéeykat yi dañoo sonn
liggéeykat yi dañoo jaaxle liggéeykat yi ils ne savent plus à quelle autorité se fier et je pense que ku mel ni Macky Sall mooy le premier magistrat du pays ñun moom la ñuy waxal parce que fu ne jaar nañ fa bind nañu def nañu ay grève de la faim marché nañu amul lu ñu deful mais dama ne jusqu'à présent dara amu ci Olof Ndiaye nag nee na dige bor la waaye ñàkk ko def tas yaakaar la te tas yaakaar plus de 2500 familles képp ku ko def du la jig. ginnaaw instruction yu président de la république joxoon na ministre mi ngir mun a régler problème ex-travailleurs yi collectif bi ngi ñaaw lu ñàkk jox gëdd gouvernement bi te nag mi ngi ñaan ñu fay leen si lu mu gën a gaawee. Aïssatou Kane ñu daal di def nataalub ab nataalkat Odia ngeen gën a xamee turam waaye turam dëgg mu ngi wuyoo Omar Diakité nekk ki nga xamante ni bii mooy def li ñuy duppee caricature ci yëglekaay bi nga xam ni moo di La Tribune moom nag ni nga xam ne noonu la ko tàggatoo ginnaaw bi nga xam ne génn na ci école nationale bu Beaux-Arts la daal di wéyal li nga xam ne moo di liggéeyam Cafard Libéré ba mu yegsee ci yëglekaay bi nga xam ne moo di La Tribune lépp lu muy def day daal di tënk li nga xam ne moo di actualité di xew-xewi li nga xam ne moo am ci bés bu nekk ci ay nataal yooyu waral nag nataal bi nga xam ne defal na ko Abdourahmane Ly. Odia turam dëgg di Omar Diakité daanaka wàllum dessiné passion la njëkkee ci moom mu ngi génnee école nationale des beaux-arts nga xamante ni fa la defee ñeenti at ngir yokk xam-xamam ci wàllu woowu mi ngi fay génn ci atum 1989 ak ay lijaasam benn weer gannaaw loolu ci la am liggéeyam bu njëkk. voilà si laa dem mooy groupe Walfadjri foofu mooy Tidiane Kassé un peu gars yi yëpp laa fa nekkoon dem si yàlla malheureusement ils sont plus là muy Abdourahmane Camara Jean Meïssé ñoom ñëpp on a travaillé ensemble. 1 an nag laa fa def yàgguma parce que après en 90 Cafard Libéré bu ñëpp xam aussi bu nga xam ne bon malheureusement journal bi dootul génnatul mais Cafard dafa soxla woon ay dessinateurs alors ba benn copain moo ma ko won muy Ibou Fall alors si laa jël sama ay planches ma dem ma ñëw proposé planches yooyu immédiatement planches yooyu ñu accepté leen. fukki at ak ñeent mu def ko Cafard Libéré balaa moo dem ca tribune yéenekaay muy fu mu tànn ngir fësal mëninam ci wàllum dessin wante muy métier boo nga xamante ni daanaka boo si amul inspiration jarul nga si nekk te loolu am na ko te expérience am moo ko may. mun naa ne peut-être si mbiru Sénégal xam nga ñun ay sénégalais lañ te bari nañu ay feem ba bari nañ lu bare xam nga bari nañu ay façon bari nañu nekkin bi le vécu quotidien maanaam lu ñuy dundee ak sénégalais yi waxin yi aussi yoolu daf lay inspiré léeg-léeg tendance yi waxin yi nu ñuy faral di créer kii xam nga temps yi ay layam-layam yi ñooy xaw wax yooyu tout ça. nit yi nga xamante ni moom lay caricaturer nag lan lañu si xalaat Odia ngi xamle ni ñoom defuñu leneen lu dul di rafetlu liggéeyam te benn yoon kenn mësu ko jéem a menacé wala mbir bu ni mel ci wàllum liggéeyam. non jamais de la vie wax dëgg yàlla mësuma am disons ay appels négatifs xam nga ay même si réseaux sociaux yi sax c'est très rare mais am ay agressions pour ne pas dire jamais même dans les réseaux sociaux bu nga xam ne bon c'est ouvert à tout le monde je reçois toujours des trucs positifs. comme sama benn waay nu ngi ko waxee rek le dessin c'est dafay ñëw pour égayer pour neexal atmosphère bi ñëwul aussi pour di yàq wala di féewale wala di ñaawal. xam nga certes dina ñaawal ay nit mais ñaawal kaf. muy ab talent boo nga xamante ni doomam yi dañu ko si donno Odia ngi leeral ni doomam yi itam dañoo xerañ ci wàllu woowu. le petit dernier kooku li may gis gars yi yëpp ñoom ma koy wax ne ñu muy dessiné doy na waar mais est-ce que dina continuer yàlla rek a xam nga mais je sais pas mais man musuma leen ne bu leen def wala bu def leen damay bàyyi selon seen nekkin rek. bu yàlla tuddee ñu nekk ko alhamdulilah bu ñu nekkee neneen l'essentiel daal nañu nekk ay des gens positifs. benn mbir leer na Odia moo di ne booloo mooy doole mu ngi woo ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum dessin rawatina ñi nekk ci wàllum tasum xibaar ngir ñu boole seeni doole ngir li nga xamante ni ñu ngi ci yëngu jëm kanam.
Abdourahmane di ko jaajëfal ñii dañuy nekk ci kaso yi caabi féetali ginnaaw waaye nag li nga xamante ni bi moo leen di jàppale ba du ñu yëg kaso bi ñu dund dëgg moo di liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir kaso yi réinsertion socio-professionnelle di ab xët boo xamante ni bi bind na ko ak gëstu bu yaatu boo xam ne def na ko ci moom El Hadji Ibrahima Thiam bi nga xam ne mooy ret chef bu yenn kaay bi nga xam ne moo di Le Soleil ci yooyu lay xët la saabal ci ay bés bi nga xam ne moom la ñu génn mu daal di fës lool ci li nga xamante ni bi moo di boobu la yëgle kaay dellusiwaat nag ci li nga xam ne moo di fanweer ak juróom-ñaari bërëb yi nga xam ne ci la ñu teg ci la caabi féete ginnaaw ñi ñu teg loxo ak ba ci forbe bi nga xamante ni bi ubbi na ñu ngi fay bëgg yóbbu l'école ndax ñu ngi koy taxawal loolu yëpp day gëstu yaatu yoo xam ne daan na koy fësal ci kanamu El Hadji Malick Cissé ak ki nga xam ne moo di Moussa Fall article de la semaine. juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti détenu njiiti réew mi def leen gracier fan yi ñu génn lu nu mel nekk prétexte yéenekaay bii di Le Soleil def enquête gu yaa jëm ci réinsertion socio-professionnelle ci milieu carcéral. idée bi ni mu ñëwee ci man dafa am sama benn xarit ci WhatsApp dafa ma jékki dama toog benn jour rek mu envoyé ma benn vidéo bu ndaw ci affaire réinsertion professionnelle yi gars yi di def ci Sénégal ci prison yi. bi ma ko xoolee affaire bi vraiment intéressé ma ne lii moom war na mën a intéressé suñuy lecteur dem prison nag c'est un milieu fermé foo xam ne dafa tëju nit ñi duñ fay faral di dugg mais nit ñi il serait bon que nit ñi di dugg ci biir xool lan moo fay xew parce que prison nekkul rek lu bon a fa ne après ci la ñuy def démarche yi bi ñu defee démarche yi tamit waa prison waa direction administration pénitentiaire aussi tamit très réceptive ubbil ñu seen i bunt ñu dem foofu def ay reportage def ay photo loo xam ne sax nit ñi daanuñu ko nangul nit ñi dem fa bi ñu demee surtout camp pénal fi nga xam ne fa lañ defee reportage bi fekk nañ fa ni prisonniers yi am nañu possibilité di liggéey ci biir prisonnier ci prison bi ba pare ñu leen di fay ak donc loolu du travail forcé nekkul dañ leen di forcé ñuy liggéey mais dañ fa créer ay atelier menuiserie métallique tapisserie am na ñuy defar ay portable am na ñuy defar ay scooter am na ñuy def sérigraphie imprimerie am na ay tailleur aussi léegi léegi loolu da leen di permettre boo nekkee prison xam nga booy liggéey rek sa xel da ngay fàtte ne sax dañuy dem ba fàtte ñoom ni prison lañ nekk donc ñoo ngi prison mais ñu ngi liggéey di def métier bi nga xam ne moom lañ daan def ci biti ñu ci bëri ba pare ñu leen di fay. amul benn détenu bu ñuy obligé mu def travail pénitentiaire yooyu la leeral inspecteur Mbaye Sarr moo ko xamle ci yéenekaay bii di Le Soleil mu ñu lu nu mel du travail forcé. travaux forcés bi ma laajee sax ñoom responsable prison yi dañ ne ma travaux forcés parfois ñu appliqué ñu prononcé ko bu ñuy prononcé peine mais kenn mësu ko appliqué Sénégal donc dañ koy wax nii rek ne la tëj de 10 ans avec aux travaux forcés waaye amul benn yoon boo xam ne dañ la koy appliqué waaw loolu daal defe naa depuis 2004 surtout sax lañ ko décidé carrément bi ñu dindee affaire de peine de mort lañ décidé carrément ne loolu amatu fi. yoole liggéey te détenu yi di ko def. dañ si am koppar am na si ñi nga xamante ni sax dañ si yor seen njaboot. am na si koo xam ne nee na moom liggéey li ñu koy fay foofu noonu moo tax moom njabootam tey tasaaroo parce que bi moom mu ngi prison depuis 2015 2025 la war a génn mais tey ci li ñu koy fay ci biir prison bi moom lay envoyé chaque mois jabaram waaw donc mun nañ ni prison donc mu ngi permettre daal nit ñu bëri di bañ a wét daal parce que milieu bu xaw a doy waar. Fort B boobu la prison mineurs yi moo ko tax a jug te jamono ji sax am na école buñ fay tabax. Fort B parce que lu tax ma intéressé wu Fort B c'est parce que Dakar ñetti prison yooyu lañ moo am fu prisonniers yi war a mën a liggéey wax naa ko camp pénal am na lu mat ay juróom-ñaari atelier yu fa nekk am na Cap Manuel foofu noonu am nañ fa ubbi nañ fa depuis daaw benn centre de formation professionnelle industrielle et formation bu leen permettre ñoom ñuy defar ay gel ay désinfectant affaire Covid bi moo tax ak Fort B mooy fi ñuy denc xale yi mais foofu noonu boo xoolee am na benn garage mécanique
am na garage mécanique mais am na aussi école bu ñu fay tabax am na aussi beneen imprimerie bu mag aussi bu ñu fay tabax léegi école bi li ko wund mooy comme que état bi dafa ne même xale bu ñu leen tëjee am na ñoo xam dañ leen di tëj fekk ñoo jàng seen dañ jàng pour seen jàng bañ a yàqu dañ leen di tabaxal école boo xam ne day nekk ci biir école boobu nag moo ko école yi nekk ci biir yépp benn la ay maîtres yu jógee ay cible la ñuy nekk ñoo fa di leen jàngal programme enseignement général dañuy def examen dañuy def lépp waaw loolu mooy man après ci laa xam ne bon yooyu idée yu baax la waaw parce que day permettre tamit ñoom bis bu ñu génnee mu bañ am rupture waaw parce que am na ñoo xam dañuy génn dañuy nekk prison génn bu ñu génnee ci société bi seen réinsertion ci biir société bi day metti mais am na yoo xam boo ko doon def ci prison bi boo génnee continuité lay nekk. ci waxtaan gum amal ak suñu naataango yu Lastre de Hann directeur de l'administration pénitentiaire ni objectif bi mooy fexe ba prison yi sàmmonte ak yelleefu doomu aadama. jaajëfal ko Alaaji Malick Cissé si gëstu yu am solo yooyu jaajëfal leen mbokk yi si teelu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna xibaar di wéyandi si www.media.sn